fi tey lamp yee bari jàmm neex na bu jëkkoon foo jàpp ak dugal bee daf la ne la foo jëm ilil li nga yor mbaa ma rey la day na fi tey lamp yee bari jàmm neex na lugaloo jekkuwula bi leen noon jar naa kay doxu man def naa dugaloo rey leen ci Moustapha naaru yaay joor bi li mu def daa rafet wàcc na mbaajaan teeral duga jàmm neex na Moustapha Diop Moustapha Diop Moustapha ñëw bi nga xamante ni si ñëw nañ ko fii ci sanc ba fekk si ki nga xamante ni si mooy le coordonnateur Matar Fall ci basang yi nga xamante ni si moom la jiite ci coordination muy kenn ci le ministre maire Moustapha Diop di xaritam di ami d'enfance am nga xam se kenn ñoro ko ku dul le ministre maire Moustapha Diop mu di ko jàppale ci biir di ko jàppale ci bitti di ko jàppale ci lu mu man di ko jàppale ci lu mu manul kooku moom mooy Matar Fall ñuy sawar loolu ñëw fekk si ko fii mu ànd ak jigéenam yi ñuy jongama yu ñaawul yi tey jii nag ñu ñëw ci basang gi nga xamante ni si ajaratu madame la maire Ndeye Anta Mbeng moom moo ko jiite muy conseillère municipal moom tamit bokk ci famille bu nga xam si la ñëpp leen nawloo macha allah kenn ku ci nekk bëggoon na ku mel nii lëkkaloog moom waaye le ministre maire Moustapha Diop la ko yàlla jagleel ba ci biir famille bi nga xamante ni si famille religieuse la mu am ci nag ki nga xam se moom mooy ajaratu Anta Mbeng kon ñi ngi lay sargal di nuyu waa basang gi yëpp mu am nag délégation bu am solo bi nga xamante ni si le ministre maire Moustapha Diop moo ko yebal le coordonnateur Laxbous Diakhaté l'infatigable jiite ko rapidement ñu def présentation bi ndaxte dafa am ci ñaari basang yi xam se moom moo ñu dese ci côté bi nga xam se mooy côté càmmoñam ki nga xam se moom mooy madame le maire Mass Amin voilà des responsables des femmes ajaratu Marème Yazbak moom moo toog noonu mais ci côté bi nii nag ñu gis foofu ki nga xam se moom mooy ajaratu Dima Fall di shérif bokk ci ñun ànd ak ñun ci délégation bi di responsable des femmes fële ca montagne mais aussi Ousmane Sow di kenn ci Mor Sylla monsieur le maire fële ca kër Serigne Louga mais aussi mu ànd ak Ahmed l'infatigable Ahmed keroog bërki démb bi ñu ñëwee ci këram donc gis nañu mobilisation bi nga xam se coordination def na ko mais ñu ànd ak l'infatigable Aïda Sy di aussi ki nga xam c'est conseillère municipal la di jàppale ministre maire Moustapha Diop di sama promotionnaire mais aussi di présenté fii ki nga xam se mooy Ndeye Cissé Samb moom tamit mu jiite Amazone yi moo nekk noonu kii nag moom mooy sunu coach sunu entraîneur di le coordonnateur Pape Fall jóge fële ca kër Serigne Louga Ablaye Fall jóge ca kër Serigne Louga moom tamit di jàppale le ministre maire Moustapha Diop kële nag moom mooy sama maman Penda jóge fële ca montagne sud nekk foofu ci coordination bi nga xam se moom mooy coordination Adja Bey mu di ko jàppale jiite jeune fille yi kële nag mooy Satou Bey moom tamit di jàppale ki nga xam se moom mooy Adja Bey fële ca montagne sud Kuna Fall moom moo nekk na la ajaratu Kuna Fall donc
baal leen nu de. dañ leen a namoon. waaw jërëjëf Sall ñi ngi lay nuyu sunu maman donc moom moo toog noonu di bàjjan ci le ministre maire Moustapha Diop mu jógee ba kër Serigne Louga dagg yitteem yëpp ñëw tamit teewe ko mu bokk ci délégation bi ma ñëw ci côté bi Ndeye Amy Diop moom moo nekk noonu di conseillère départementale jóge ba Montagne Sud kii nag mooy sunu maman di yaayu parti bi di ki nga xamante ni si moom mooy sunu maman Ajaratu maire maman Seynabou Diop di yaayu parti bi dalal Moustapha Diop Macky Sall kee nag moom mooy ki nga xam se moom mooy Adja Niang jógee moo tamit fii ci sanc ñu fekk su il faut ñu présenter waale ko Kumba Baxaw moom tamit di sunu maman nekk responsable des femmes fële ca montagne donc yaakaar naa ni ku des Mbarka moom moo jiite jeune fille yi nga xam se ñoom ñoo nekk fële ca coordination Salam Fall ca montagne nord Binta Sill moom moo nekk noonu moom tamit jóge kër Serigne Louga jiite foofu bokk ci Amazone yi nga xamante ni si di liggéey Binta Cissé Samb di liggéey bu am solo mais aussi ñuy présenter sunu responsable des jeunes bi nga xamante ni si moom mooy Baye Cheikh Fall jóge fële ca Adja Bey ci coordination montagne sud moom tamit moo nekk noonu mais aussi Anta Ba moom ma nga jógee ba kër Serigne Louga est jiite foofu jeune fille yi mais sunu mag sunu responsable nekk fa jóge fële ca montagne sud muy Ajaratu Nene Fall Moustapha Diop yóbbu ko Màkka ndeysaan moom moo toog noonu di conseiller municipal mais Ajaratu Ndiku Ba bokk ci sama commission ci sama coordination moom tamit jóge ca montagne nord di conseiller municipal dem ziare ji na yonent bi ba ñëw ndeysaan grâce à monsieur le ministre maire Moustapha Diop kon yaakaar naa ni bu amul ku des loolu mooy ñi nga xamante ni si ñoom ñoo accompagner le coordinateur Laxbous Jaxate donc ñëw fekk si ki nga xam se moom mooy Anta Mbeng ak Matar Fall ci liggéey bu am solo bi ñuy def ci sanc ba sans plus tarder dañuy dikk dugg ci liggéey bi rapidement jox kàddu gi ki nga xamante ni si moom mooy Rama Sall mu nuyoo dalal gan ñi kon Rama Sall kàddu gaa ngoog lan ngay wax ci basang gi tey ak ñi nga xam se ñoom la le ministre maire Moustapha Diop yabal. di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen wax leen dal leen jàmm Matar Fall maa ngi lay nuyu bu baax ak ñi nga àndal bu ma la tuddee rek ak ñi nga àndal tudd naa ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen wax dalal leen ak jàmm fii seen kër la ginnaaw loolu nag maa ngi nuyu ñi nga xam si ñoo bokk ci basang gi soxna Anta Mbeng jiite ko ñun ñi ñëpp topp si ginnaawam bu ma nee soxna Anta Mbeng rek tudd naa ñëpp bàyyiwuma kenn li may wax nag du bari ndax il faut que ay gan buñ ñëwee danga leen di dalal il faut danga leen di dalal kon nag dañ leen dalal di leen waxaat dalal leen jàmm ñu ngi seen ginnaaw di seen kanam li soxna Anta wax nag mënuñu cee teg lenn ndax bu ca kanamee dinañ ko bàyyi mu gën a leeral ci diggante ñun ak Moustapha Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di teg loxo nuyu bi ci loxo Makhtar Fall ndax moom laa xam waaw bu paree da koy teg foofu ndax parce que Laxbous bu ma ko gisoon du ma ni kii la ndax xaw ma ko kon nag ki ma xam laay teg loxo nuyoo bi mu teg ko ci loxoom looloo tax ma wax loolu tey jii mënu ma ni kii mooy Laxbous xaw ma ko waaw moo tax ma ni Makhtar Fall mi ma xam ci laay teg loxo nuyoo bi mu teg ko ci loxoom jàlle ko ci Moustapha Diop moo tax ma waxee noonu waaye du dara léegi nag maa ngi leen di di leen wax ni leen sunu mbootaay gii ñun ay responsable rek ñoo fi nekk ay borom kër rek ñoo fi nekk ñoo xam ni que si ku ne boo xëyee suba yaa ngi lijjanti sa kër yaa ngi yore sa njaboot yaa ngi leen di taxaw Moustapha Diop ñëwoon na fi temps yi daaw xaw ma ba ma jëlee parole wax naa la may wax dama ni dañu bëgg ku ñu jàppale dëgg la sax ñu jox ñu ay matériel jox ñu ay kii yëpp baax na mais ku ñu jàppale lañ gën a soxla ndax ñii fi toog ñëpp ku ne yaa ngi ak sa kër boo xëyee suba da nga yore sa njaboot da nga leen tette dimbali leen toppatoo leen xëy na c'est que comme li ma wax rek bagage yi baax na matériel yi baax na ndax dana la dimbali ci lu bari waaye nag ku ñu gestu jàppale ñu moom lañ bëgg ndaxte ñun ñii li ma wax rek ay responsable lañ ku ñu jàppale
am nañ sanuy carte am nañ sanu lépp ku ñuy jàppale bu bis baa foo bëgg ñu tegal la ko fa daañ la ko fa tegal loolu nag laa amoon ci li may wax maa ngi jox kàddu gi soxna Anta Mbengue dana leen gën a leeralal. donc kon dañuy jox kàddu gi rapidement rek ki nga xamante ni si moom moo waral bés bi woote tey jii yaakaar naa ni luye ay chaise yomb na waaye luye ay nit moom moo jafe li nga xamante ni si dajale nga ko fi am na responsable yi nga xamante ni si ñoom ñoo topp sunu waa ji lakkal ko witt ndaxte nag moo yore caq bi te borom caq nag du xeex faalewu leen waaye nag dañoo war a sant yàlla ba nga xamante ni si moom la ñu dar ndaxte ki yor mbir mi la ñu dar ndaxte boo yorut mbir mi kenn faalewu la kenn du la topp mais bi ñu ko toppee nag ñëpp sam ko ne yemb ñun nag ci lañ war a doog a sant yàlla xam ni kat moom mooy borom bagage yi te moom la ñëpp di wut kon ko boo dikkee nga dajale lii nga xamante ni si ñoom ñoo ñi di wax yow lii nga dajale moom moo ëpp ñoom la ñuy dajale te yow ak basang képp nga yore ngalawaay bu waa ji jógee kon Anta Mbengue loo wax. Fatime Béjén Maajoor Yaasin Ndumbe mangoone leen njaayeen kor mbende yo maa jigéen joojo mbende jaay mbengeen jooy nagi jar njooy na njar dem jooy na juwal maali Fatim bu yaa ma ka ndax maala tiro njaay maali Fatim mbenge tal la daan jural kumba ka fa maajoor xaki saala mbe takku leen loolu boo gisee ñu we goroom ñoo bokk ndey ak baay ñoom are Dramé Ngoné Fall waaw damel Maajoor damel Samba Sakko damel ma xuraja maa sugee ak Maajoor jo kuli kumba daaw yande mari Ngoné ak baay di ñaax de ba daal mbengeen jooy na gi jaar njooy na njaar dem jooy na juwal maali Fatim mbaa ma ka ndax maala tro njaay maali Fatim mbenge jal na daan jural kumba ka fa maajoor xaki sala mberi mbengeen jooy na gi jaar njooy na njaar dem jooy waaw mbengeen jooy na gi jaar njooy na njaar dem jooy na juwal maali Fatim mbaa ma ka xaki sal xam nga doo wax mu ko te yëkkatu nu way wi yàlla sax nu bëgg ba nu yemee ci lii nga xam tabarkàlla maasa ci yow la borode yi ngay sol nga ni solol te boo joxoon xale képp mu doy sëkk waaye danga ma jox xat dina may junni tabarkàlla sa kër gi yàlla nga eggale sa sago wax ci moom doyul lu ngeen di bëgg a wax ci moom doyul ndax tabarkàlla macha allah laaw la cat kër gi mu wàcc tabarkàlla macha allah sotti sànqalam soxna Rokhaya Ba mais di waajuru Pam Mayoro bokk ak yaayam ndey ak baay soxna Anta lii rek la war a def lii rek la war a dajale ndax yàlla daa dogal mu wàcc fii ci kër Seexna Baas Pam Mayoro denc ko tabaarkalla mu jubóog ay goroom jubóog ay njëkkeem jubóo ki dëkkam kum fi woo danga ko wuyu kum ni kaay nu ànd nga dem ku mu yónni nga dem tabaarkalla macha allah moo ni juddoo moo ni toll ab yaram toll na ni ay tegginam toll na ni bëgg nit ñi toll na ni kon soxna Anta ku mu woo nga wuyu xoola ku mu yónni nga dem ku mu ni kaay nu ànd ngeen ànd danga cay sawar sax tabaarkalla Matar Fall Moustapha Diop tabaarkalla macha allah lax bus mi ma jàkkaarlool ak délégation bi ànd ñëw wuy si soxna Anta na seen xel dal fii ci kër Seexna Baas ndax da ngeen fee teg koo xam ne ñëpp ko bëgg ñëpp ko sopp ñëpp ko wóolu ñëpp ko yaakaar ku mu woo nga ñëw ku mu yónni nga dem fii de fi mu fi tëyee dara du ko fi rëcc xanaa lu ci dolli ko la ñuy wax waaye dara du ko fi rëcc jàpp na li muy jàpp ba noppi te ku mu jàpp dana la tëye ku mu àndal xaar na la am na loo xam ne kenn du ko yàkkamti dan naan tekk ba bis ba gis nga xaj bay màtte du baw yal nañ ca yëg ak jàmm bu keroogee mu xam ne li mu def ci Louga yëg na ko xoola basang yi bi tabaski gi jubee kenn ku ne danga koo tas yaa dimbali sa borom kër te Moustapha kon Moustapha li mu nu jàppale xanaa nun defu nu junni jàppunu bay asaaloo suñu bopp di ko asaaloo dañ ciy jàpp ba mu neex tabaarkalla maasa waaw kay Mbaye merci jërëjëf Mbaye mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew di leen sant di leen gërëm di jël nuyoo bi nag di ci jiital monsieur le coordonnateur Laxbus Jaxate di ko wax na ma ko jàllaleel ci sunu càmmiñ yi ñu àndal ñëpp di jël beneen bi di ko teg ci loxo Adja Marème Yasbak di sunu responsable des femmes di ko wax moom it nañu ko tegal ci jigéen ñëpp mi ngi guddi nag moo tax bëgguma lim mais gis naa ñëpp kontaan naa ci teewaay yëpp macha allah conseillers yi gis naa leen gis naa responsable yi gis naa kii responsable des jeunes ñoom day Cissé
ñoom sama mag Adja Seyna bu ñoom ñëpp vraiment Adja Awa mère Kolle sunu mag yooyu nga xam ni vraiment dañ leen di sagoo fu ñu dem ñu fekk ñu fa fu ñu dem ñu ànd ak ñun ñoo ngi sant ñëpp daal wax dëgg yàlla ku ma tudd ak ku ma tuddul xamal ni kontaan naa ci sa teewaay bi may ñëw nag di présenter basang bi nga xam ni moom mooy ëttu kër Serigne Abbas ma wax ni maa ngi présenter sunu basang gi nga xam ne mooy basangu ëttu kër Serigne Abbas Sall basang gi nag am nañ ci 50 membres bari na sax ñoo xamante ni wax dëgg yàlla bëgg nañoo dugg ci basang gi waaye dañ ni woon nañ xaar ba fekk ndax mu bañ a loolu jaxasoo ci donc basang gi nag origine basang gi buñ ci ñëw foog ñu wax tuuti suñu parcours politique ndax ñun dañu ànd ak ministre maire Moustapha Diop depuis 2014 bi ñu àndeek moom yàlla def ñu am suñu base bu dëgër fii ci sanc ba am ku fi nekkoon nag koo xam ni vraiment bëgguñu tudd turam sax duñu tudd turu kenn mu nekk buur bëgg a nekk buur bëgg a nekk bummi jiite lépp te nanguwul séddool kenn nanguwul partager nanguwul di consulter ak nit ñi biñ ko defee man ma bind sama lettre bi mi ngi nii ba léegi depuis ñu def femme responsable et femme conseillère de l'APR mu nekk depuis le 22 juin 2016 laa bind lettre boobu bi ma ko bindee objet bi ma def ko pour ñu redynamiser secteur u jigéen ñi ndax booba ñun ñëpp gis nañ ni doxul bi ma ko bindee conseillère yëpp daanaka dañoo signé ak ay responsable ñoom ñëpp seen signature yi ñu ngi nii ba léegi bañ ko bindee am ñu mu metti lool nag ndax bëgguñu woon mu doxee noonu ñu jóg dem di ci jooy ak a wax ba ministre maire Moustapha Diop woo ma téléphone di ma dinaa la recevoir mardi nga ñëw fi ñu waxtaan yàlla def mardi booba mu ma wax dimanche bi sama papa jeudi bi sama papa feebar ñu indi ko sama papa gaañu le dimanche donc rendez-vous boobu mujj ma ci dem fukki fan ak juróom yi ma am Kébémer ci sama dëju papa bi ma ñëwee fekk naa ñu jaar sama ginnaaw détruire sama base woo leen jaar ci suuf def seen réunion jël seen ay carte def seen ay basang def seen lépp amoon si te loo xam ne yëguma ko woowuñu ma ba ma ñëwee ñu ñëw di ma rendre compte def seen carte ak seen yëpp dama ni lii duma ci dugg ndax kii lii ku yàq ko tax a jóg te effectivement la ma ni woon yàq ko tax a jóg dëgg la ndax ñooña daf leen a fexe ba ñu yóbbu leen ci Mamour Diallo ma ñëw war a reconstituer waat sama base ci laa ñëw fii ci ëttu kër sëñ Abbas bii def ko fi ndax ñoom xam naa ni kenn du ma fi war yàlla def nag muy basang goo xam ni wax dëgg yàlla ñu am jom ñoo fi nekk ñu am ngor bëgg liggéey am diine lool ay boroom kurus ñoo fi nekk ñoo xam ni salaatu fatiha rek moo leen ñor basang gii ngeen ñëw avant ngeen di ñëw di fekk daanaka kenn ku ci nekk toog nga fi wér di fi lazim fi donc loolu ñu koy sant yàlla nag boole ñoo ministre maire muy nit ku baax ku am ngor ku am diine ku neex a àndal ku neex a jàppale ku bëgg Louga ku bëgg a liggéey Louga ñuy ñaan nag di wax ni ñoo ngi ñaan financement yi nga xamante ni ministre maire mi ngi ci jublu ak yi mu war a jiggalee jigéen ñi te doon ko def mu yokk loxoom ba jigéen ñi mën a am seen autonomisation kenn ku ci nekk mën a demal sa bopp te dootoo xaar kenn ñuy wax ni wax dëgg yàlla ministre maire moom am nañu yaakaar ci moom ci loolu ñu wax ni dina ko def ndax yàgg na koo def kon mu dolli rek la ñuy wax côté social bi gis nañ ne dafay dimbale population yi mi ngi jàppale sinistré yi ni lakkale mi ngi leen di taxaw mi ngi leen di jàppale marché yi lakk mi ngi leen di defaraat mi ngi nemmeeku di wut ay borne fontaine yi nga xamante ni kenn ku ci nekk mi ngi jàpp santé bi CMU bi mu fi defoon 10 000 personnes mu enrôlé leen suñu koñ bi ba léegi am na ñoo xam ne ñi ngi fi toog bokk nañ ci ñi ma enrôlé woon jox leen seeni carte ñuy dem di faju ji boo ñëwee ci dëkk bi mi ngi defar lampe yi mi ngi defar tali yi mi ngi assainir dëkk bi defar forage yi lépp loo nga xamante ni mi ngi jëmale dëkk bi rek kanam mi ngi ci boo demee éducation mi ngi ci construire ci mi ngi fiy jëlee kii yi abri provisoire yi di tabax ay classe di tabax toilettes yi di fay gardien yi donc yooyu yëpp bu fekkente ne nit mi ngi koy def daanu nag dajul suuf xëy na la mu bëgg lépp mënagu ko ndax dañuy sant yàlla ndax li ñu fi wax lépp ay infrastructure la yoo xamante ni ñëpp ko bokk infrastructure commune yoo xam ni bu ko Moustapha defee ñëpp la ko defal ndax ku feebar di nga faju ji ku nekk sa doom mi ngi jàngi école nekk dans de bonnes conditions kon loolu rek daanaka doy na sëkk leneen lu mu ci dolli rek bénéfice la ci ñun kon nag ñoo ngi koy sant di ko ñaanal mu dellu dund ba delluwaat ca mairie bële te incha allah loolu dina am
ma ne ko incha allah loolu dina am comme niñ ko waxee rek ñun fii nag comme ni ma wax rek ay borom ay kurus ñoo fi nekk mobilisation sax daanaka yomb fi booy dem nag wax dëgg yàlla toujours di nga am ñoo àndal mais am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla dem sax du seen yëf mais nag li ñuy wax rek football moom bii ba rek lañ ca bëgg moo ci am importance football ba lu mu rafet bu bii amul moog zéro ñoo yem bii boobu nag li ma gis mooy carte électorale yi te kenn ku ci nekk yaa ngi ko gànnaayoo te bis bu ñu demee ba tollu ca dinañ xam ne egg nañ ca te bu neexee yàlla kenn ku ci nekk di nga xam ne ministre bi Moustapha Diop duñ ko yemalee kenn waaw parce que gis nañ ci moom lu ñu doy gis nañ ci moom am nañ ci moom yaakaar gis nañu ni muy jàppalee ñëpp kon nag ñoo ngi ci sant di ci gërëm may nuyu ñëpp nag di nuyu délégation bi comme ni ma ko waxee woon rek di nuyu nag sunu coordonnateur sunu premier collaborateur muy Makhtar Fall moom itam di nit koo xam ni ku baax ku ñu boot ku ñu jiite jàppale ñu vraiment Makhtar boolewul dara ak wax lu dul liggéey rek bëgg Moustapha ba mu jeex tàkk vraiment ñoo ngi koy sant di ko ñaanal di nuyu sunu waa sanc ba yi fi nekk ñoom Binta Xuma Adja Awa ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ak Adja Ñaa sama petite sœur vraiment kontaan nañu seen teewaay ñoom ñëpp di nuyu ñëpp daal wax dëgg yàlla ku lim jum mais kontaan nañ ci ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp basang gi nag comme ni ma waxee rek ñun bi ñu jëkkee laal li dañu defoon basang séddale xaalis bi ñu waxtaanee parce que nit aussi boo jiitee da ngay déglu sa ay ñi nga àndal ñu wax li ñu bëgg bi ñu waxtaanee bii passé dañu ni kat bi ginnaaw gi bi ñu ko laalee après ci gàmm gi dañ ni kat nañ leen ko def natt kenn ku ci nekk boo teggee nga am sa 100 000 francs dem liggéey ci ndax moo gën di ko fi denc loolu nag daanaka jeex na ndax booy xool daanaka 3 weer ci des mu fekk su fekkee jàmm ñu yëkkatiwaat basang ci loolu la ñuy waxtaanee sànq ci ngay fekk ñu ciy réunir di xool ba xam dañ koy def basagu gàmm wala basagu tabaski ndax fii nag kër sëñ Abbas kat ñun gàmm lañu fonk dañoo am gàmm nag mu rëy ci ñun ñuy am ay gan kenn ku ci nekk sa kër day am ay gan nga leen di taxawu donc ci loolu lañ nekk loolu la ñuy dox ñu ciy dox ci social bi yor sunu kees goo xam ni vraiment ñoo ngi ciy dox ci social bi di jàppale ku xam ne te ni gis nañu am nga soxla ñu jàppale la ci koo xam ni am nga bëgg nga leb nga ñëw ñu lebal la ci loolu yëpp ñoo ngi koy def parce que dañuy am taatu kees boo xam ne ñu ngi ko fi garder à tout moment bu ngeen gisee ma woote nag mooy moment bi xëy na c'est moment la boo xamante ni nii yéen a ngi dem ci basang yi bëgg naa ñu ràññee suñu basang beneen bi aussi bu ngeen ñëwee ñaax ñi nga xam ne yéen a ngi leen fi fekk parce que ñoo ngi jëm ci ay échéance électorale ngeen ñaax leen waxtaan ak ñoom xam ne kat seen ay njaboot mi ngi fi seen mbooloo mi ngi fi jërë ngeen jëf ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. tamle sa doole ci côté Moustapha Diop ak sa doole ci fii ci sanc ba ndaxte ba ñuy fal le ministre maire Moustapha Diop ci maire Louga bi yaa bokkoon ci ñi nga xamante ni si ñoo ko jàppale ba mu falu kon da ngaa delloo buum ca booye bay rek. xamante ni si moom mooy le coordonnateur macha allah ku mu nekk sa coordonnateur rawatina fii ci sanc bi doo am looy tiit ñun nag lañ ko jagaleel il est beau il est galant c'est un intellect hors pair un enseignant émérite. Ah président loo wax. merci Marcel salaamaaleykum mbooloo mi Fall li ma la wax loo siw teg bala maa yëkkati kàddu yi nag damay nuyu waa kër gi di soxna Rama ak sama xarit sëñ Mam Mor mi nga xam ne moo ngi nekk si biir ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko wax aussi bu ñaanal le ministre maire Moustapha Diop ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp. may nuyu aussi délégation bi nga xam ni ñoom la le grand coordonnateur Laxbus Jaxate jiite ak la responsable des femmes les amazones les conseillers municipaux les conseillères municipales ak ñi nga xam ni mooy les responsables yi nga xam ne jóge nañ si différents secteurs yi ñëw jàppale ñu ma jooju aussi yow ñu ngi lay nuyu bu baax ak sunu collègue et frère Marcel Konaté donc coordonnateur fii li ñu fiy wax du bëri parce que dañ fi fekk ay nit ñu responsable comme ni ko Adja Anta waxe moom ñu koy nuyu bu baax a baax a baax parce que mënoon na ni moom dafa nekk si këru diine dafa nekk si kër goo xam ni ñëpp dañ fay ñëw du fésal fi mu féete mais da koo fésal fi mu féete wane ni le ministre maire lay jàppale te loolu bu ko defee dafa am ndigal
parce que bu amul woon ndigal am na lu bëri loo xam ne du ko def donc moom buñ ko nuyoo dañuy nuyu aussi suñ sëriñ sëñ Pape Sall di ko wax moom mu continue di ñaanal le maire parce que jógul toujours di ñaanal le maire parce que man xam naa seen relation xam naa si lu bëree bëri donc ku koy jàppale la ku koy ñaanal la donc ñuy wax ni yàlla na continuer si loolu ba ñaan gi yàlla nangu lépp li muy ñaan donc li may wax ñi nekk fii rek waa Bassang bi ginnaaw bi ma leen nuyoo ba pare comme ni ko Adja Anta waxee rek dañoo jëm si ay élections yi janvier lay doon quoi ñëwagul sax des na ay juróom-benn weer mais dañu ni nañ leen teel a ñaax parce que élection dafa am lu koy préparer di préparer élection mooy carte électeur da nga ko war a am ba pare boo amee carte électeur ba pare nag léegi nga mën a tànn nga mën a kooku mooy ki ma àndal danaa ko dooleel te yéen aussi comme da ngeen ànd ak le ministre maire Moustapha Diop di ko jàppale seen carte yi da ngeen ko war a xool bu baax man na am ñoo xam ni dañ fay sëy si amatuñu carte seen daan ñu voté fii bu dee cas boobu la nan waxtaan ak Adja nan ñëw si Adja Anta moom bu ñu kiwee saisiré rek danañ def le 26 danañ commencé révision des listes électorales maanaam binduwaat bi ku binduwul woon nekkul woon si liste yi da ngay binduwaat ku daanul voté da nga mën a voté ku daan voté feneen foo xam ne aussi du école bi nga xam ne ñun fa la nekk nga ñu defal la transfert nga ñëw école boobu comme ça léegi bu ñu demee ba gagné ñu gagné waa Kër Sëriñ Louga li ñu daan wax ñooy fal maire bi ñun ñu am score boo xam ni dana xam ni léegi maire bi fële lañ ko fale Ousmane quoi sànq ba lan ko fale donc loolu laa doon tëjee di nuyu aussi sunu jigéen bi Aïda sànq rek ñu ngi échanger muy maanaam Lakhbous Aïda c'est une stratégie politique stratégie politique yu doy war lay kii nii sànq rek waxtaan nañ pendant une quinzaine de minutes sur des stratégies politiques yoo xam ne war nañu ko kii nii xam naa certainement après dañu ko partagé maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen wax ba beneen yoon incha allah. boo fekkee bokk kon Aïda yàgg na ci moom nag depuis ñu nekk xale ba léegi Aïda Ngok ñu di ko tuddee Aïda Louga rek moo ko ñor dañuy jox kàddu gi nag ki nga xamante ne si mooy la responsable des femmes de l'APR féete nag ci côté le ministre maire Moustapha Diop yaakaar naa ni fan yii nag moom dama yëkkati drapeau blanc ndaxte njëgu soble yaa ngi ñëw xaalisu tabaski yaa ngi ñëw waaw. Marcel asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu délégation bi ñu àndal suñu coordinateur jiite ko muy Lakhbous Diakhaté ak conseillère yi mu àndal ak responsable jeunes yi ak responsable jeunesse bi ak maire Collé maire Awa Sall ndax dafa xaw a guddi te dafa am feneen fu ñuy xaar kon mbooloo mi yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom Fanta ak ñoom Khady Dieng ñoom Fall ak ñëpp maa ngi leen di nuyu ak ñoom Ousmane di wax ni Anta dañoo kontaan parce que Bassang bu jógee kër maam Abbas dañ koy rafetlu ndax même bu dee da nga ni yow amoo Bassang sax yow ñaan gi rek doy nañu ndax tàllal loxo ñu ñëw ñu di ñu ñaanal loolu dañ koy sàkku ci kër gi kon soo ci boolee am Bassang kon yow yaa ngi jàppale te loolu xam nañ ci dara ndax 2012 ba 2013 2014 du benn fan kon yow dañ lay wax jaajëfati Moustapha Diop nag day nit koo xam ni moom dafa fonk ay jigéenam di leen di nemmeeku seeni soxla saa su ne di topp tamit seeni bëgg-bëgg kon kooku ku ànd ak moom ànd nga ak ku jara àndal loolu moo waral liggéeyal ko doo sonn ndax boo nee Moustapha Diop laay liggéeyal rek ñu bare dañuy sawar a ñëw ànd ak yow ca liggéey ba ndax moom liggéeyal na boppam ndax jafe na maire boo xam ni amoon na fi di def yii kon moom su ñëwee di xale taal lamp yi defar tàllal tali yi indi assainissement bi ci kiiwu santé bi tamit volet santé tamit mu taxaw ci ak éducation loolu lépp ci maire muy un jeune kooku dañ koy ñaanal ni ko zéro faute kon loolu ñun war nañoo ko mën a delloowaat ca mairie ba am na ku ko waxoon sànq daal ni ñun du ñu seetaan ñu koy jël ñun ñoo koy delloowaat ca mairie ba ne kon du ñu am fulla kooku dañ koy gërëm parce que ku xalaatee noonu rek xam ni ministre maire war nañ koo delloowaat ca mairie ba ku defar bii mairie mu rafet
boo sañoon yow sa bopp ndax boo ñawee sa ñaw boo sañoon yow yaa koy njëkk a sol keneen kon boog tey suñu defaree suñu mairie bi ba mu mel nii ñun bu ñu sañoon moom moo cay njëkk a yéegaat taxaw tàllal ay loxoom santaat yàlla xam ni askan wi am na lu mu leen defal kon ministre maire Moustapha Diop ñun dañ koy gën a ñaanal gën a ñaax mbooloo mi li Matar Fall wax ay carte nag moo fa yóbbu nit carte électeur moo fa yóbbu moo koy yóbbuwaat ca mairie ba ñu bëgg nag ñu wax ci carte électeur yi képp koo xamee ni da ngaa war a da ngaa ñëw sëy si fii ñu defal la transfert nga ñëw ci école bii ngeen di voté moo gën ngay jël oto di dem ci fa nga jóge sëy si fii di fa voté ji nga ñëw sottil ko waa sanc ba mooy gën nga koy sottil ay boo dëkkee ay sanc ba ak ay yooyu nga ñëw sottil ko fii moom moo gën ci ba tey li ñuy wax rek ci ministre maire Moustapha Diop ku ne xam na ni basang yi jigéen ñi jàmbaar lañu ndax bu tabaski jotee kenn xalaatatul banque kenn xalaatatul kër yi yow yaa ngi tojal sa bopp bu gàmm jotee yaa ngi toj sa xaalis di ca jënd li la neex su màggal jotee yaa ngi def loolu kon loolu ministre maire Moustapha Diop lañ koy sante ndax idéem la ndax fii lañ daan toog kori di ñëw ñuy daw naan kori dikk na ay ku ñuy lebal xaalis léegi nag kenn ku ci ne yaa ngi am bu dee sa 200000 300000 wala 100000 sax def ko ci sa poche kenn sonal la nga xam ne lii yow yaa ko liggéeyal sa bopp kenn topp la ci lenn muy ministre maire Moustapha Diop mi ñu xelal lool. ba pare moom moom ba léegi sonnul tàyyiwul dana joxe ci basang yi soble dana financé basang yi dana nemmeeku borom ba te loolu dafa jafe xam nga bu njëkk dañ daan toog ba élection jot ñu ñëw daan ni kaay leen jàppale ñu moom nag ba mu ñëwee ba léegi 2012 ci lu ma fàttaliku kenn noppaluwul amul kenn ku bokk ci Moustapha Diop ku ni tëdd naa nelaw muy góor muy jigéen muy xale muy mag xale bi gën a tuuti sax day dem di lijjantil Moustapha Diop ay nit kon xam nga ni kenn ku ci ne jàpp nga ci liggéey bi comme nag ñun ñëpp ñoo sotandoo liggéey bi jàpp ci dañuy ñaan yàlla ñu yàlla may ndam ndax liggéeyu Moustapha Diop ñëpp a ci def seen loxo amul benn nit rek ñëpp dañ cey def seen loxo ku ne mooy sa itte tey nelawatuñu añatuñu reeratuñu bëgg kaa delloowaat ca mairie ba nañ ko commencé woon te commencement ba li kenn tàyyiwul ci moom te kooku ku baax rek moo ko mën a am baax boobu mu baax nag moo waral ñun ñu sonn ci moom lool tey lum ñu sant ci loolu la ñuy def kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni téye nañ leen lu yàgg dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoom tam dañuy toj yow Anta maa ngi lay gërëm di la sant di la wax ni sa basang noo ko bëggee rek su dee da ngaa bëgg a toj gàmm nga toj gàmm su dee da ngaa bëgg a toj tabaski nga toj yow yaay xool ni nga sentiree sa basang nga defee ko noonu l'essentiel mooy booleel sa mbooloo ba ñu nekk benn say nga xam ni kenn tasaaroo nga xool leen bu baax ñaag leen ba kenn du fi dugg ndax ñi fi bëgg a dugg bare nañu waaye bu ko nangu ndax bu ñu amee kër ma Abbas kat duñ ko seetaan ba muy dem kon gërëm nañ la sant la wasalaam. sunu responsable des femmes bu ñaawul bi dégg ngeen kàddu yi rafet yi nga xamante ni si wax na ko mu wane yoon wi nag ni lépp rek mi ngi ci basang yi développement jigéen ñi foofu la nekk. kon dañuy jox kàddu gi rapidement ki nga xamante ni si moom mooy le coordonnateur Laxbous Diakhaté li tax nag le ministre maire wóolu ko dafa gëm service ne bouton oyof ne mbaxana nangu ne dàll kon Laxbous Diakhaté kàddu gaangoog bouton grande responsable des femmes Marème Yass Bak di nuyu le coordonnateur Matar Fall di nuyu Anta Mbeng mi nga xam ne moom woote fii tey ak jigéen yu mu àndal yëpp di nuyu toute la délégation qui m'accompagne ce soir ici les coordonnateurs de Kër Serigne Louga les conseillers municipaux sans exception je salue tout le monde ñëw rek ñu waxtaan tuuti rek di la féliciter pour cette rencontre on en a besoin parce que c'est pas évident ñi wax nañ ko ak famille bi nga bokk di def politique di dem ci terrain bi xëy na du yomb daal ak ton statut mais nag boo ko nangoo wone nii cela veut dire que ça montre un engagement bi nga xam ne am nga ko auprès du ministre maire Moustapha Diop mu nekk sa leader et aux premières heures tu as été à ses côtés et jusqu'à présent yaa ngi ci côté am donc vraiment di la ci sant bu baax a baax di dugg rek di waxtaan souvent damay wax ko xam un peu soxna si sama ñaari maire yi maa ngi leen di nuyu baax ngeen trop yàlla na ngeen yàgg a fekkee lépp di sant di leen remercier seen engagement xam nga damay bëgg rek dañuy sottantey xalaat parce que daf ñuy gën a jàppale su lu bëree bëri souvent damay wax Iran bu daan dem guerre dafa am arméem
ñi nga xam ne ñoo def formation yore tenue yore ay armes mais bu guerre jotee ñi civil yi ñoo daan dem ñoo daan volontaire armée bi toog fee bu méttee ñoom ñu doog a dikk ñun am nañ suñu armée moo jigéen ñi nekk si basang yi boobu ba léegi fu ñu dem ñu ne basang je suis parfaitement d'accord et c'est notre force mais nag dañuy politique xel lu jariñ su dul xalaat di ñu teg si yoon bu jub am na jigéen tamit yu nekkul si ay basang ñooñu dañ leen war a xool naka leen di utiliser ñu bañ a yem rek si basang yi mu nekk suñu force bu ñuy téye jàll si ñu yorul basang bokk nu si basang tu nekk si quartier yi nekk si comité yi bëgg Tafa Diop fu Tafa Diop ñëwee si dëkk bi ñëw fu ñu defee mobilisation ñu dem yéen ñooñu ngeen war a identifier parce que ñu nekk si basang yi 2014 ba léegi xam ngeen leen mais ñeneen ñi dem ak dikk nag ñooñu ngeen di dem di jëli nag di indi téye daal di yokku ba ngeen ko defee ñeneen daal di koy def naa le score danay gën a yokk jëm si kalam kooku waxoon naa dinaa ko fi wax beneen bi da nga see dugg ndaw si lay jëkkoon jël kàddu daal di koy wax ne nañ leen jàppale jàppale bi nag ndaw si tontu na si tontu bu rafet wax na exactement lu Tafa Diop def fii damay wax rek exemple en tout cas gàmm bu amee ñeenti kër diine wala juróomi kër diine yi Tafa Diop dugg fii si Louga fii si la bokk fii moom si la bokk c'est-à-dire considérer ak respect loolu moom si la bokk moom dañ ko reconnaître c'est-à-dire il faut ngeen xamal ndaw si ne gàmm gu jot Tafa Diop dañ fi dugg te dana wàcc yeneen i gàmm te ñooñoo ngi jàppale Tafa Diop te gisuñu Tafa Diop loolu bokk na tali bu ñu fi njëkk a defar si dëkk bi ñu tuddee ko autoroute à péage moom mooy tali bu jaar buntu gouvernance mooy seen tali bi Marième Dias Bac cox na yéen amu leen ancienne route amu leen ma cité foofu wala ma montagne am na kër su bàyyi leen ma montagne am na tali je vous en prie bu leen ma coupé waay bu leen ma coupé am na tali bu jaar Zawiya ba am na tali bu jógee boulangerie Sëñ Fallou dem ba cimetière ya kër suñu jóge amul tali est-ce que vous avez compris donc bu yooyu dañ koy waxtaane ñu comprendre te terewul ñu amul ñu ngi jàpp kon bu ñu fàttee lu nga xam ne am nañ ko fii si quartier bi danoo war a ñaan mu yokku jëm kalam buñ koy waxee noonu parce que Tafa Diop bu toogoon dama ne nit ki boo koy ñaan da nga koy gërëm su lu mu la defal ba pare sa borom kër boo koy ñaan bu ko wax ne musoo maa defal dara da nga ko naan tabaski daaw defaloon nga mu lu rëy rëy samay mbokk samay famille ñëpp kontaan samay rakk ak samay maam ak yëpp kontaan boo ko defaatoon ren de dana baax trop ainsi de suite day dolli waan boo ko ne daaw defaloo ma dara daaw ti jég defaloo ma dara day mer même bu defoon day mer vous avez compris il y a une façon de parler kon Tafa Diop bu toogoon am na noo ko koy waxee rek day kontaan et il continue encore à le faire et c'est comme ça ñaawule nag si woy bi macha allah Sanca Ba je vous remercie infiniment Anta Mbengue dafa am foo si dugg ku fi nekkoon souvent dama koy wax pétition que ñi nga xam ne yàlla nar leen jàppale ren ñu dara nekk conseil municipal nan xam ne ku nekk conseil municipal conseiller commune nga nekk c'est-à-dire boo demee maire yi nga def ab pétition pour jëmale ko si benn responsable des femmes wala kenn kooku du lu ñuy doxee si mairie ba parce que mairie ba problème mu lu la doon doxalee ñun ñu koy doxalee ñun ñu gagné Benno Bokk Yaakaar ñu gagné mairie bi ñu am si juróom-ñaar fukki conseils yi ñu ngi am ñeent fukki conseils ak juróom-ñaar bu fekkoon rek fu conseil yi dëkk rek la ñuy jaarale lamp la ñuy def ndox wala Moussa Diop kër suñu Louga rek la dëkk nan defar kër suñu Louga kon du dem pourtant kër suñu Louga lu mujjee defar amaguñ ba léegi tali kon compréhension boobu buñ ko amee ngeen continuer jàpp si sanc bi mu gën a jëm kanam bu neexee borom bi Matar Fall le grand coordonnateur que je salue et vous avez une complicité entre vous deux là gis naa ne déggoo ngeen trop te loolu soxla nañ ko si jigéen yoo xam ne doonoo nekk si parti bi ñuy déggoog seen i coordonnateur boo ko defee ñuy mën a di gagner facilement les élections parce que vous avez un centre ba nga xam ne c'est pas du tout facile il y a beaucoup de conflits qui se passent là-bas ba nga xam ne nit ñi dañ siy compter et je pense que bien c'est pas un centre témoin quelque chose comme ça ba nga xam ne nit ñi dañ siy compter bu baax a baax ma leen di invité waat une fois de plus Anta Mbengue ak toutes les responsables les femmes qui sont ici ngeen ànd ak seen coordonnateur Matar Fall ki nga xam ne mu ngi def un travail qui n'est pas du tout facile dans le Santhiaba parce que on connaît très bien le Santhiaba parce que waxoon naa ko la dernière fois les gens m'avaient pas bien compris su ma nee kër suñu Louga amul kenn responsable politique bu fa dëkk ba nga xam ne jóg nga ne yaa ngi xëccoo maire bi contre Moustapha Diop ñi nga xam ne nar nañ jóg di xëccoo maire bi contre Moustapha Diop dëkkunu kër suñu Louga soit Santhiaba lañ dëkkee wala Altieri wala montagne kon c'est dans ce sens laay waxee ne Matar ton travail ne sera pas facile tu mérites d'être renforcé ñu dëkkee Altieri pareil ñu dëkkee montagne aussi pareil et Kër Sandiouga ngeen gagné nu ngeen gagné waat pour préparer à tout maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup